mbokk Thiénaba TV mi ngi jaar ci YouTube nag day kër goo xam ni dalloo na télévision yu bari waaye télévision ba ëpp fayda mooy ba ëpp ñu ko seetaan ba ëpp ñu ko abonné ba ëpp ñu cay commentaire kon mbokk yow mi seetaan ba pare aboneel ngir dolli ñu chance ñu gën a jëm ca kanam bësal cloche bi dara bañ laa raw waaye commentaireal ngir mbir mi gën a am fayda. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV jiital ci nuyoo bi le xalif général Baye Serigne Abdourahim di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko di jël nuyoo kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ñu ko bokku nekk rek am cër bi nga ci war a am di leen ñaanal gudd fan ak wér di nuyu kilifa aada yi di jaar ci chef de village. ñëw ci monsieur le maire Talla Diagne premier magistrat de la commune moo ñuy yóbbu ci le sous-préfet monsieur Ndiak Sarr ba ci son excellence le président Macky Sall nuyu téléspectateurs yi nga xamee ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak ñun xam naa di wàcc fii ci Bangaaj ci dëkk bi ñu taxaw nag jël beneen nuyoo jagleel ko le chef de village Baye Serigne Mbaye Samb mi nga xamee ni ñëpp xam nañ ay taxawaayam ci gox bi waaye ñëpp xam nañ ay taxawaayam ci réew mi bu ñu nee Bangaaj nag xel dina sori lool ndax dëkk la boo xam ne dëkku cosaan la dëkk la boo xam ni yàgg nañoo dégg aw turam ci commune bu Thiénaba ñu ngi ànd ak équipe bu monsieur le maire Talla Diagne ñëw fii ci Bangaaj li ko waral nag tey ci wàllu sport la ndax bu ñu taxawee ci stade bi nga xam ne mooy stade municipal bu Bangaaj ñu ñëw fekk macha allah stade bi ñu clôturé ko ba mu daj waaye ñu ñëw fekk ñi nga xamee ni ñoom ñoo jiite sport bi ci zone bi ñu fàttali leen nag zone bi muy zone 10B zone la bu bees boo xam ni ren incha allah ci la war a commencé ay activités am ñu leen di ñaanal rek activités yooyu yëpp yàlla na yàlla doxal ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xam nañ ni Thiénaba dafa am gannaaw Thiénaba dafa yaatu surtout boo demee ci zone nord bi macha allah ñoom tamit fonk nañu sport looloo tax nag ñuy waajal nag bu ñu koy def dañoo ànd ak seen président bi nga xam ne mooy président zone bi muy monsieur Amadou Dieng moom tamit nekk activiste ci biir commune bi di ci liggéey bu am solo waaye fekk nañ fi président ASC Rakkaaju bu Bangaaj muy Serigne Mbaye Thioub macha allah mu ngi taxaw ci sama nijoor ñoom la ñuy seqal waxtaan wi ñu leeral ñu lan moo waral Thiénaba TV ñëw fii ak doxantu bi naka lañ koy décortiquer bu ko defee rek mu nekk njëriñ macha allah monsieur Amadou ñu ngi lay jaajëfal dañ lay jox nga nuyoo bu ko defee boo nuyoo ba pare rek mu nekk laaj ak tontu. d'accord asalaamaaleykum wa rahmatullah. nuyoo yi nag xam naa ni dañuy ci fekk si rek sëñ Sarr comme ni nga ko defee donc nuyu nañ kilifa yëpp kenn ku ci ne ci maqaamaam comme ni nga ko waxee nag man Amadou Dieng président zone 10B bu Bangaaj donc dafa am ay liggéey yu ñu ñëw tey di ko def ci terrain bi pour war ko àggale pour que ñu mën a commencer compétition yi. macha allah mu nekk introduction bu gàtt waaye bu yaatu xam naa fi ñuy commencer bala ñoo ñëw ci activité yi ñu fi indi tey mooy ñëw nañ fekk ni terrain Bangaaj bi moom muy wala boog terrain zone B bi ñu clôturer ko ba mu daj est-ce que mën nañoo rappeler tuuti ci clôture boobu naka la demee ak lan la demee ba tey macha allah moom. merci beaucoup waaw clôture bi mi ngi amee ci initiative monsieur le maire Talla Diagne. parce que xam nga maire yi dañuy am li ñuy wax ay fonds de concours donc ci fonds de concours yu ñu amoon ci la sollicité woon conseil municipal bi sur proposition à ce que vraiment ñu clôturer ci benn terrain zone nord parce que xam nga comme commune bi dafa yaatu équipe yi bëgg nañoo compétir mais di jóge fii di dem Thiénaba xaw naa sori tuuti bi mu ko proposé aussi conseil municipal ñëpp rafetlu ko vraiment ñu voté ko yàlla dogal ñu exécuté ko ba ci noonu la ñu clôturer terrain bi. macha allah ci noonu la ñu clôturer terrain bi kon ci biir wax bi ñu ngi dégg ni yéen a ngi doon compétir au niveau de Thiénaba. te xam nañ ni peut-être yoon yeeg jafe-jafe yoon weeg jafe-jafe nawet beeg yu demee noonu. ak transport bi xaw na jafe kon ren bu ñu jàppee ba ñu andil leen seen zone créer leen benn zone muy zone B. ngeen war a commencer compétir bi fan la activité yi toll ndax waaj wala door dafa xaw a jafe. équipe yeeg. affiliation yeeg yu demee noonu fan la toll. waaw merci beaucoup waaw vraiment nag fii jàmbaar lañ xam nga fii zone sport la yàlla dogal na ASC yi gëm nañ ko waxtaan nañoo ak ñoom sensibiliser nañ leen vraiment ñi ëpp ci ñoom def nañ seen i réaffiliation ñi ngi ci seen i démission ñi ngi ci li ñu war a def donc di xaar rek juste 1er août nawetaan commencé officiellement pour que vraiment ñu mën a commencer compétition yi mais dans l'ensemble vraiment c'est bon
moment bi ñëw nag dafa xaw a jafe ndax dafa taseek ODCAV xaw a changé doxalin donc lenn lu ci bari ñu digitaliser ko mais terewul adapté wu nañ ci d'ailleurs sax ñi ngi préparé beneen journée de formation boo xam ni xam naa ni dinañ ko def pour gën koo yaatal pour que nit ñi gën a mën a maîtriser doxalin yi mais dans l'ensemble daal ça va vraiment. macha allah dans l'ensemble ça va très bien xam naa dañuy dellu siwaat ci li nga xam ni moom moo xew tey ñëw nañ fekk fii garab yoo xam ni dafa mel ni terrain bi bari woon nay garab bi ñu ko clôturé ba pare mu laajaat beneen liggéey mooy dagg garab yi randale ko délimité waat terrain bi tracé waat ko mu nekk ci liggéey boobu yaakaar naa ci ngeen toll ñan ñoo leen ciy jàppale ba loolu yomb. waaw effectivement comme ni nga ko waxee bi ñu clôturé terrain bi dafa bari ay obstacles parce que comme garab yi nga gis mu nekk ci suñu ginnaaw ay garab la yoo xamante ne si mënul occuper terrain nit ñi di fa fubal donc ci lañ sollicité maire vraiment mu jàppale ñu ci parce que charpentier yi fi ñëwoon maanaam ñi doon war a dagg garab yi bi ñu ñëwee ñoom waxtaan nañu ak ñoom ba sonn mais ñu ni il faut ñu fay leen 250 000 pour ñu dagg garab yi vraiment ci la ñu demee waxtaan ak maire xamal ko ni ko ASC yi amuñu doole mais mu ni bu leen ci jéem dara man dinaa ko fay ni mu ko waxee woon aussi la ko defee bi gars yi paree jour bi ñu paree lañ yëkkati seen xaalis jox leen donc 250 000 yooyu maire moo ñu ko fayal tey jii tamit bi ñu amaatee problème bu mel nii garab yi biñ fi ñu tëddoon occupé terrain bi aussi vraiment moom lañ sollicité waat mu xëy yónnee waat ñu machine nii pour que vraiment ñu aménager terrain bi doora na continuer déplacer camp yi vraiment pour que terrain bi praticable définitivement. macha allah mu nekk liggéey bu am solo kon ñu ngi ci waajal nawetaan yi mooy ñu ngi dagg garab yi. ñu ngi koy pousse di ko déplacé wu pour maanaam occupation terrain de jeu boo xam ni terrain bu légal la yaakaar naa ci loolu ngeen toll mais gis nañu aussi terrain bi xaw na boose tuuti am na ay boos ci côté sable war nañ ko niveler waat tuuti est-ce que loolu aussi programme boobu yéen a ngi ci. waaw ñu ngi ci ñun nag suñ problème mooy benn partenaire rek lañ am pratiquement muy maire daanaka lu ñu yëkkati wax dëgg yàlla moom la ñuy sollicité luñ ko mës a sollicité aussi mu ngi ñu ciy jàppale. xam naa ni fu ñu ci toll it dinañ ci waxtaan ak moom ndax suñu bëgg-bëgg daal mooy terrain bi nekk terrain boo xam ni vraiment terrain bu praticable lay doon terrain bu mucc ayib daal lay doon vraiment. terrain bu praticable terrain bu mucc ayib mais gis nañu aussi def nañ mur de clôture bi wutal nañ ko bunt ñu ngi koy tëj ñu ngi koy tijji mais guichet boo xam ni billetterie la mooy li tax mu tudd loolu mooy xam naa ne am na yu sew yoo xam ni manqué na ban appel nga ciy def pour bonne volonté yi. maire ak ñeneen ñi nga xam ni xañ na du ñu maire waaye ay bonne volonté lañ nekk ci commune bi te gëm sport ñooñu ban appel nga leen di lancer. waaw terrain bi comme ni nga ko waxee rek ñëpp ñoo ci war a jàpp dëgg la nag li ci waragul lépp wax dëgg yàlla maire mi ngi koy def moom ci boppam sax waxoon nañu ni ñu dina fi defar ay guichet ak ay toilettes donc ci proposition moom vraiment nee na dina fi def guichet ak toilette puisque boobu ba léegi aussi tamit lu ñu ci mus a wax buñ ci tolloo def na ko. kon ñi ngi yaakaar ne loolu incha allah balaa ñu siy toll rek dina ko def. jërëjëf monsieur Amadou Dieng xam naa dama lay joxaat micro bi bu ko defee xañ na dina am loo dugal wala loo xalaatoon dugal ko te laajuma ko bu ko defee nga jàllale ko mu nekkaale nga tàggoowaale bu ko defee nag ñu dem ci ki nga xam ni mooy Mbaye Thioub di président ASC moom lim ñuy won rek wala li muy feeñal rek bu boobaa mooy ay impression ak mbégteem. merci beaucoup monsieur Sarr waaw vraiment daal li ñuy def mooy di lancer appel jeunesse bi yëpp. ñu préparer nawetaan yi te defe ko niñ ko daan defee parce que fii ñun am nañ habitude football ba nawetaan jeex daanaka gendarmerie sax du fi ñëw donc loolu ñu def ko ci fair play vraiment sóoraale kilifa yi nga xamante ni si lu ñu yëkkati bu ñu leen ko waxee ñu ñëw jàpp ci ñu fexe daal ba ñoom liñ coono yiñ ci sonn bañ koo réccu ñu góorgóorlu vraiment fexe nekk benn ndax sport moom day boole mais wërta tàggale. macha allah mu ngi noonu kon Mbaye joxañ la ñu jibi ñu ngi lay ziar. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar monsieur Sarr di leen sant di leen gërëm seen tawaay bi ngeen teew si fii salaam. sëriñ Jibi yaakaar naa ni ci kàddu président ASC bi muy ASC Rakkaaju bu Bangaaj mu nekk ASC boo xam ni yaakaar naa ni ku nekk ci commune bi xam nga tur wi ndax seen performance ak seen taxawaay ci zone 10A ba ñu nekkoon tey nag ñu war a ñëw zone 10B donc mu nekk mel ni ñoom équipe ci bokk yi nekk ci favori yi ci lañ bokk te terrain bi ci seen dëkk la nekk est-ce que loolu du nekkul beneen sas tamit. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi di jiital si nuyoo bi sëñ Abdourahim Seck mi nga xamante ni yàlla dogal na moo ŋànk kilifa diine yi nekk fii si commune bi ñëpp
di dolli si nuyoo bi suñu wasila muy Baye Serigne Mbusoobe nekk fii si dëkk bi di xalifatul Mbusoobe bon bu ñu santee kilifa yooyu yëpp di sant le chef de village Baye Mbaye Sam mi nga xamante ni yàlla dogal na mooy kilifa dëkk bi bon li nga wax tëgg la bu wér situation bi am dafa ñëw peut-être si heure bi nga xamante ni heure bi ñu ko soxlaa la tey bu ñu demee ba yàlla dogal ñu clôturer terrain Bangaaj te ñu jàpp naa ni 20 ans yi si kanam wala 30 ans si kanam ASC Barakaaju Bangaaj da daan déplacé wu chaque compétition di ñëw Thiénaba tey ñu def ko fii yaakaar naa ni benn sas la si ñoom aussi sas la si tamit doomi dëkk yi nekk si tund wi nga xamante ni ñooy bokk di foofu yi loolu moom jàpp naa ne sax suñu sas la ñun ñëpp tak ñu ngi si am mbégte bu baax a baax. macha allah tey wax naa ko léegi ASC Rakkaaju moom nga jëlal kaddu waaye jëlal nga kaddu tamit ASC yi nekk ci zone bi yëpp. macha allah est-ce que actuellement xam nañ terrain bi à peu près ñaata équipe ñoo ci war a compétir. waaw moment bi ñu toll daal daaw ñu ngi affilié woon 14 ASC plus l'ASC Rakkaaju de Bangaaj ak l'ASC Mbaleen parce que ñoom ñoo doon compétir au niveau de Thiénaba daaw affilié nañ 14 ASC. boo si boolee ñaari ASC muy 16 ASC pour le moment mais réaffiliation yi pour le moment nii yaakaar naa ne ASC yëpp moment bi ñu toll réaffilié nañ ba pare waaw muy 16 ASC yi daal réaffilié nañ pour le moment nii ba nekk en cours. ban appel ngay lancé jëmale ko ci nawetaan yoo xam ne nawetaan yu sedd guy la ndax nawetaan football sport dafa xaw a bari complication dafa bari coow yéen ñi nga xam ne yeneen ngànk équipe yi faaw rek nga yëkkati kàddu jëmale ko ci ñoom pour que rek. ñu def ko ci fair play. waaw di lancer appel peut-être jàpp naa ni am na loo xam ni côté bi ñu nekk jàpp naa ni amuñu habitude violence du jeunes yu violenté bon peut-être li ñuy lancer appel tamit di leen lancer appel boo xam ne lii ñu def tey monsieur le maire def fii ak son conseil municipal bi ñu def terrain bi ñu def fii tey jàpp naa ni sas la si ñun sas bi mu nekk si ñun mooy que ni jàpp naa ni lépp lu ñu war a njëkk a def mooy def suñu xel si ni. lépp ñuy fubal si jàmm ak salaam di fubal si fair play parce que jàpp naa ni ñun ñi fi nekk ñëpp ay mbokk lan te fo moom bu demee ba nar a jur yenn yi bañ koo def day gën te jàpp naa ni fii ñu nekk nii jàpp naa ni mën nañoo fubal ay compétition ba mu jeex force de loolu sax du fi ñëw ndax jàpp naa ni nit ñu yaru ñu xam seen bopp ñu am vigilance ay sportif ñoo fi nekk te jàpp naa ni maanaam daal violence jàpp mën dina fi am. macha allah jàpp nañ ni violence du fi am ndax zone fair play la dëkku fair play la. jeunesse bi nga xamee ni ñoom ñoo nekk zone 10B ñu fair play lañ macha allah kon ngeen ñaan rek yéen ñi seetaan tamit fair play boobu yaatu ci réew mi ba ñëpp jot ci Pape Malick lan ngay tàggoo. waaw xanaa di sant bu baax a baax di jiital cant tamit di si jiital monsieur le maire parce que tamit initiative bi jàpp naa ni suñuy rêve la ñun ñëpp man booy xool moment bi ñu toll 1980 laa judd. te avant may judd sunu mag ñi ak suñu papa yi daan déplacé de football Thiénaba ñu yàgg am rêve si ñu am benn terrain clôture fii du question que ni diviser la jeunesse mais c'est pour décentraliser activité navétane la mais diviser wul la jeunesse dañuy décentraliser activité navétane parce que équipe yi engagé wu fii bëggoon a dem football bari na mais dans ce cas boo gisee mënuñu woon a ñëw déplacement bi dafa métti woon kon bu ñu demee ba tey lii ñëw. nekk si peut-être ayu monsieur le maire dañ ko si sant bu baax a baax vraiment di ko defal mention spéciale li mu def tey vraiment def na ko heure bi mu jotee ak fi mu jotee vraiment ñu kontaan si trop du ma ne ñu kontaan si ñun waa Bangaaj mais ñu kontaan si ñun ñu nekk au niveau de la zone nord ñëpp dañ siy kontaan bu ma nee le mot zone nord man dama koy dàq mais li tax ma wax tudd noonu le turu zone nord bi mooy comme dafa xaw a accès mu defal ñu ko te jàpp naa ñun ñoo siy fubal. ndax man gëwuma zone nord gëwuma zone est gëwuma zone centre man la commune de Thiénaba laa gëm kon boo xoolee communes yi nekk si département Thiès bari na mais commune bu fi am chance bi am ñaari zone vraiment lii ak sant la ak tamit jàpp naa ne ak yokkute la. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. mbokk yi delluwaat jaajëfal leen yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV waxoon nañ leen ko léegi bi ñuy ubbi fële ca Bangaaj ci terrain municipal bi macha allah ginnaaw bi ñu yëkkatee suñuy caméra. def nañ doxantu dem ci yoon wi nga xamee ni moom moo jógee Fandène dugg kër Mbaye Guèye booy dem Jaayaan tamit yoon woowu ngay jaar kon yoon la boo xam ni yoon principal la bu dugg ci biir zone nord yoon woo xam ni mën nañ wax sax yoon bu économique la yoon boobu nag am na ay difficulté yu bari ndax bu nawet bi ñëwee bu ndox mi baree rek
dafay dagg ndox mi da koy jël ba oto yi du ñu mën a romb sàng yéen a ngi seen fi ñu taxaw di liggéey ci yoon yi oto yaa ngi romb dama ko ñëw kon yoon principal la boo xam ne am na solo lool ci loolu nag la monsieur le maire Talla Diagne jël initiative moom mi nga xam ni moom la yàlla def mu nekk kilifa commune bi képp koo xam ne rek am na jàngoro ci moom ngay daw dem ku am métit ci moom ngay daw dem waaye ku am soxla boo xam ni soxla sa askan wi la moom sa xel ci moom lay dem moom nag mu daal di lëkkaloo ak doomam ki nga xam ne mooy Ibra Diagne waxoon nañ leen ko moom mooy président mouvement ànd falaat monsieur le maire Talla Diagne moom tamit moom la jox mbir mi wàcce ko ci moom ñu jël ay camion xeer ñëw war ko sotti fi nga xamee ni wala sotti ko sax fi nga xamee ni moom moo dagg ci yoon wi ñu jël bil baa ngi noonu ngeen koy séen moom tamit mu koy tas rek pour jàngoro bi nga xamee ni moo fi am ci yoon wi mën a saafarawu ki nga xam nag moom la ñu taxawal mooy Serigne Moussa Gueye Serigne Moussa Gueye mooy représentant chef de village bu Kër Mbaye Gueye moom mooy njëkk a addu bu addoo ba pare macha allah nañ jox Ibra mi nga xamee ni mooy coordonnateur bi di président mouvement ànd falaat Macky taxawal fii monsieur le maire Talla Diagne waaye taxawal fii ñi nga xamee ni ñoom la àndal ci liggéey bi gunge nañu nag monsieur Amadou Dieng dégg nañ kàddoom léegi ci fële ñu taxawoon ci terrain ba moom tamit mu waxoon kàddu yoo xam ni kàddu yu ama solo la waaye Jibi Saw ci mouvement ànd falaat monsieur le maire ci la bokk di ci liggéey bu am solo moom la ñu àndal ñëw fii rek def visite ci nga xam ne mooy yoon bi Baye Moussa dañ lay jox nga nuyoo bu ko defee boo nuyoo rek wax li nga yëg ak ni nga sentir mbir mi. tabaarkalla asalaamaaleykum sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu monsieur le maire di sant yàlla bu baax santaat bu baax a baax a baax ndax am na loo xamante ni wax dëgg yàlla lu nu jafe woon la ndax lii ñuy def fii yaakaar naa ni yàgg nañ ko bëgg waaye wax dëgg yàlla yàlla dogal na mosuñu ko am kon bu nu ko amee ci moomeelu monsieur le maire Talla Diagne du nu man lu dul sant ko ñaanal ko yàlla may ko wér te mu gën a dolli rek mu gën a dolli ndax yoon wi des na ay yàqu-yàqu ci yoo xamante ni nii yu nu war a defaraat la waaye nag wax dëgg yàlla nii mu taxawee dañuy ñaan yàlla rek yàlla motalil ko yéeneem kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal di sant bu baax ndax ni mu taxawoo gox bi wax dëgg yàlla ñun ñëpp teg nañ suñu bët rawatina Kër Mbaye Gueye nag ndax ñun dañuy defee ni monsieur le maire moom macha allah ndax waxuma yoon bi mais jumaa yi yeeg école yeeg lépp monsieur le maire bi ngi ci wax dëgg yàlla te it nag loolu dong lañ koy doyee comme loolu lañ koy doyee te mi ngi nu koy defal nag duñu man lu dul sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla na yàlla guddal fanam ñi nga xamante ni ñoom la àndal muy Amadou Dieng ak Jibi ak doomam ji ngay wax sëñ Ibra di ngi leen di sant bu baax di ngi kontaan ci liggéey bi di ñaan yàlla mottali ko ci barke yonent bi sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax ñun daal monsieur le maire mënuñu koo fay yàlla mi am pay yàlla fayal na ko incha allah bu nu yàlla dimbalee li mu bëgg moom incha allah da koy am parce que itam tuubu fu rek ni toogee lu ma neex def dafay toogal askan wi ku fi toogal askan wi nag il faut askan wi jàppale la kon ñu ngi leen di sant bu baax di kontaan bu baax di nuyu itam sunu wóllëre donte nekku fi muy Modou Gueye nekk ci conseil bi ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Mamou Si bi parce que ñun itam bu nu nekkee fii nekk seen i waajur ñoom ñu nekk ci Dakar wax dëgg yàlla ñun war na leen mën a taxawal fii kon Mamour itam ñu ngi leen di nuyu ci turam di kontaan bu baax ci turu conseil yëpp nag salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah Amadou xam naa ni dama lay bett tey am lu ma siif ci yow macha allah conseil municipal nga am ay taxawaay ci gox bi tey lii nga xamee ni gis nga ko fekke ko ban commentaire nga ñu ciy defal. waaw ñu ngi leen nuyu sëñ Jàmme di nuyu suñu papa El Hadj Moussa Gueye bu baax di nuyu Ibrahima ñu àndal Jibi di nuyu ñëpp waaw commentaire bi daal vraiment du lu dul kontaan ndax xam nga boo nekkee conseiller municipal yàlla boole la ak maire boo xam ne daa am ambition bëgg jàmmi population bëgg vraiment lu amal njariñ population yow sam xel day dal da ngay féex da ngay am itam jàmm moo tax vraiment du amuñ ci lu dul kontaante di sant maire encore une fois di ko gërëm di xam leen ni rek yàlla daa dogal commune Thiénaba bariwul doole waaye daanaka néew doole gi yëguñu ko lool
ndax yàlla boole nañoo koo xam ni vraiment jàmbaar la xolam rëy na yéeneem rëy na vraiment bëgg naa def lu baax bëgg na jàmmi population yi kon daal vraiment amuñ ci lu dul kontante di sant daal vraiment di gërëm. macha allah di sant di gërëm waaw Baye. waaw li ma ciy dolli rek mooy imam comme yàlla dogal na fekk na ko fi. muy imam Youssou Gueye. moom moo yore jumaa ji. kon damaa bëgg moom itam imam nga sant kàddu ñoom dañ fay ñëwoon tey. pour ci liggéey bi. yàlla dogal nag comme ñu ngi koy defal ñu ñëw nag te loolu leen dikkal. loolu leen sant monsieur le maire Talla Diagne. imam ñu ngi lay jaajëfal bu baax xam naa ni yaa ngi jóge ci tool yi li sang ba waxoon muy àlluwa ja ak àll ba allahu akbar yaakaar naa ni yow yaa ngi koy dundal ndax buñ ne imaam a ngi nii gis imaam jóge tool ya mu mel ni ma ngay dundal àll ba loolu tamit beneen misaal la beneen exemple la yëg-yëg bi lan la imaam. waaw yëg-yëg bi de moo di xanaa di leen sant rek di sant monsieur le maire ndax wala fi dañoo wax ne am maire moo gën a abbi am maire te danoo am sunu doomu bàjjan boo xam ni ku yàgg ci conseil la muy Paate Jaxate yaakaar ko xamul dégg ko yàgg na ci lool sama jarbaatu papa la woon sama baay moo toppan ci yaayam bu fu musaana ñëw da koy dénk mu ni ko ndi yaay mënuma gaaw a bàyyi politique ndax boo ci misaal rek boo amee ab xaj bàyyi ko ci àll ba nara daw ñëw dugg sa kër xaj bu jóg ñëw daal di koy kar xam nga loolu waxin la waaw moo tax daanaka di leen sant di sant monsieur le maire di sant ay conseils ndax ci gox bi la dëkk nu bokk lu jiitu muy nekk lii mu daan liggéey di dund di ñaqe kon nag bu ko yàlla tenkee ba tey bañ jàppale ko ba mu nekk maire bi yaakaar naa développement gox bi bëgg na ko ndax bu sañoon gox bi mooy gën a naat ci goxi Sénégal yëpp waaw ndax nit ku nekk fa nga dëkk boo sañoon du des ginnaaw ba lii biñ ko commencé itam am nañ ci kontaante ndax fii bu musaana taw lii tool moo rey si mi gaañu bërki démboo dañuy tegg ci ñàmp ji di ko yàq xam nga baykat liggéey ba pare nag nga jaar sa oto ca kaw dër ko mu dem wax dëgg yàlla neexul bu yàlla dogalee lii baax nag ku ñëw di nga jaarate ci kaw yoon wi dem ba tax na ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ko ñaanal yàlla di leen ñaanal itam yéen ñi nga xëy yéen a ngi koy jàppale fa ngeen bëgg gox bi àgg fi daal yàlla na leen fa yàlla yeggale tan fekke ko te tal ko waaw kon nag sant nañ leen gërëm nañ leen. Ibra yaakaar naa yaay ñu tëjal kàddu gi macha allah ci subaak léegi ñu ngi ànd ci ay activité ñu ngi ko commencé fële ci terrain municipal bi macha allah ànd ak ndaw ñi di leen jàppale waaye biñ fa jógee ñu ngi ñëw ci yoon wi tamit pour yombal dem bi ak dikk bi lan nga ñuy tënkal mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu yu jógee ci monsieur le maire la jëm ci askan wi. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad ñi ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal jotaay bi di ci jiital sunu kilifa Baye Moussa ak imam ak jeunesse bi nga xamante yàlla dafa def ma ànd ak ñoom ku mel ni président zone 10B bu Thiénaba di Amadou Dieng ak Djibi Sow nekk membre ci mouvement ànd falaat monsieur le maire nekk ki nga xamante ni tamit dafa engagé nekk Bangaaj Samb di ko jàppale ci bépp côté ànd ak Modou Cissé ki nga xamante ni tey lépp loo xamante ni da activité bu monsieur le maire di déroulé ci jeunesse bi rek day dagg ay yitteem ñëw di sant Baye Ndiambe yow mi nga xamante yaa ma dëkk micro tamit ak Khalifa Ibrahima en tout cas kaddu yi mbégte la ak kaddu yi cant ginnaaw bi nu jeexalee sunuy kaddu foofu ñu ngi andi kaddu monsieur le maire ci activité bi nga xamante ni da ko déroulé depuis 5 jours a ngi nii ñu ànd ak ay camion di sotti fii accès bi nga xamante dafa jóge Fandène jëm Jaayaan mu doon accès bu sensible boo xamante ni population bi nekk zone nord ñu ci bëri fi leen di jaar Jaayaan Mbaaleen Kéel Ngembe Kër Amadou jàpp ba Kéel dal jàmm yëpp fi leen di jaar mu nekk accès boo xamante bu musaan a taw day xaw a metti trop ci yenn borom oto yi même ba si sareet yi ñu ci bari bu musaan a yor tànk di dox sax dañuy teggi ndax yoon boo xamante yoon bu exceptionnel la bu sensible monsieur le maire nag ci njàppanalam ak njàppanalu yàlla sun borom ndax lépp lu doomu aadama sumb rek mu àgg wala lépp lu doomu aadama sumb sun borom moo ko jàppale ginnaaw bi ñu ko ñaanalee tamit ci yan bi nga xamante ni yàlla moo ko yan ci bopp commune bi ñu koy ñaan mu diis lool te mu ànd ak ab teeñ
di ko sant bu baax ci activité bii mu déroulé ci lu jëm ci wàllu jàppandalal transport bi nga xamante ni population bi ñu ngi koy def di ñëw ci village yi nga xamante ni ñoo enclavé wu fii jàpp Kër Mbaye Gueye ba Bangaaj kaddu yi daal kaddu yu cant la ak kaddu yu mbégte di woowaat population Thiénaba di woowaat surtout jeunesse bi surtout acteurs politiques yi nga xamante ni wala acteur développement yi nga xam ne ñi ngi ci gox bi ñu leen di wax ñi leen képp koo xamante ni def nga saw ñaq sun borom nga ko defal population bi nga ko defal defaloo ko maire di ñaanal nag ñi nga xamante ni yàlla dafa def ñu amoon initiative commencé woon lee nga xamante ni moom la ñuy seen muy ñaari camion xeer yuñ sutti woon feenee ci benn accès boo xam ne moom itam dafa sensible woon yàlla def na nag ñun mu doon nab-nabi monsieur le maire fekk ko fi pour jiim koo renforcer pour ñëpp mën a am transport bu baax loolu nag dañ ko koy sante di ko gërëmee di ko ñaanal yàlla lépp loo xamante ni yaakaar la woon wala bëgg-bëgg la woon bu mu bëggoon a def yàlla na ko sun borom fay mais nag lii ñu def nii dafa fekk ni population Kër Mbaye Gueye jàpp kër Amadou ba Ngembe ñoo ko sollicité woon monsieur le maire yàlla dafa def mu am benn projet bu mu doon lijjanti nag projet boobu yàlla def mu am ay tardement mu ni comme projet bi am na tardement man si sama poche bopp naa ko commencé bu état ñëwee jàppale ma ci pour mën koo àggale loolu mooy initiative lii mais doonul xat-xatloo doonul fiir doonul dara am na ay polémique yoo xamante ne ñu ngi koy wax mais nag kenn ku nekk sa xalaat ngay waxee sa gis-gis ngay waxee mais daal lii monsieur le maire def day devoir am te mu war koo def ñun jeunesse bi ñu jàppale ko ci ànd koo ak moom ba sun borom defal na lu kawe sun jot buñ jugee fii nii comme ni nga ko waxee tamit ci terrain Bangaaj bi ni ngeen ko gisee ci image yi dégg ko ci kaddu yi noonu la demee président zone mi ngi nii président ASC Rakkaaju ba Bangaaj ma nga fa ak population Bangaaj mu doon activité boo xamante ni population Bangaaj ak jeunesse su Bangaaj ñëpp a ci kontaante boobu nag dañuy koy jël lépp teg ko ci loxol maire di ko waxal ne ko kontaan nañ ci activité bi kontaan nañ ci réalisation yi xañ na nag daanu dojul suuf mais ñu ngi koy ñaan encore une fois mu gën a nabiwaat gën a xoolaat ay partenaire am gën a demaat ci partenaires yi gën a tàllalaat loxo le président Macky Sall pour mu jàppale population Thiénaba surtout waa zone nord moom rek moo ci mën dara état rek moom moo mën a defal zone nord ban gis seen bopp mais commune Thiénaba yàlla dafa def mu néew doole goo xamante ni lu ci baree bari bëgg na ko mais du ko man kon nag ñu ngi lancé appel le président Macky Sall ak gouvernement am mu jàppale surtout ay pes commune Thiénaba manqué na ay pes trop commune Thiénaba dugg nga foofu am na solo mu nekkoon question bu ma bëggoon a relancer tey boo jógee Thiès boo ñëwee ba Fandène ci goudron ngay daw mais dafa mel ni da ngay ñëw ba Fandène rek mu dagg te loolu mu mel ni projet la boo xam ni projet bu ñu commencé woon te àggul la war a dugg si biir commune u Thiénaba loolu fan la ci monsieur le maire toll wala ban appel lañ ciy lancé kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw pour ñu mën a nag gestu donte gestu nañu commune bi ñu gën koo gestu ci wàllu tali. waaw sëñ Ndiame moo tax ma dugg foofu ma ne ñi ngi lancé appel le président Macky Sall ak gouvernement am ndax boo xoolee yaakaar naa 2016 ba 2017 yaa ngi doon dégg ci yenn information ñu ni état financé na diggante Fandène ba Touba Toul pour yoon bi nga xamante ni dafa yem Fandène mu mën a dem ba Touba Toul pour mu mën a nekk décentraliser waa zone nord pour piste yi pour demuwaay mën a yomb mais xam nga ni ma ko waxee Baye Moussa léegi mbiru état moo demee noonu moo tax ñuy lancé waat appel di gën a fàttaliku waat di xamal ni projet boobu nga xamante ni dañ ni woon état financé na ko ñun population jeunesse su Thiénaba wala population Thiénaba surtout waa zone nord soxla nañ ko jamono ji ñu toll kon ñu ngi leen di fàttali projet boobu noonu yoon bi jóge Fandène dem ba Touba Toul ak yoon bi jóge Thiénaba dem ba dëkk bu naan Kell Gueye yooyu yëpp waxoon nañ ni état financé na ko mais tamit mi ngi en cours boobaak léegi nag xañ na suñ borom mooy dogal yàlla dogalagu ko mais ni nga koy ñaan tamit mi nga xamante yàlla mi nga xamante moo am kartan te mën a sottal lépp suñu borom sottal li nga xamante ni état mébétoon na ko pour bëgg na koo defal terrain bi tamit ñu ngi koy sant ak encore monsieur le maire ci collecteur bi mur de collecteur bi nga xamante ni yàlla dafa def monsieur le maire ci ndigalam wala ci njàppanal wala ci dogalu suñu borom ci loxoom la jaare pour indi ko Bangaaj ren jii ñuy wax ak yow ajootun ci zone Thiénaba am nañ suñu zone bopp kon ñi ngi ñaan ASC yi nga xamante ñoo nekk zone nord surtout Bangaaj gi nga xamante ni fa lañ bëgg a defee compétir ren ñu gën a fagaruwaat gën a xoolaat li nga xamante ni tey mooy suñu avancement parce que tey bu fekkee da nga amoon foo bootu di fa dem di fa compétir mu métti lool tey ñun la tey yow yaay defal sa bopp yaay demal sa bopp kon nag nañu jaajuwaat
ñi ngi fàttaliku waat ASC yi nga xamante ni ñoo aju tamit ci Bangaaj muy Jaayaan kër Mbay Gueye Kelle kër Amadou yëpp ñi ngi leen di fàttaliku ñu gën a jaajuwaat gën a sawaraat ci li nga xamante ni moom lan nu monsieur le maire defal ndaxte li tax loolu am ñu am suñu zone bopp monsieur le maire joué na ci lu am solo président zone bi tamit wax dëgg yàlla def na fi lu am solo président ODCAV ONCAV ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci loolu di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di leen wax ni daal lii ñu dëgmal muy nawet bi yàlla na ko suñu borom sottal yàlla na ko suñu borom barkeel nawetaan yi nga xamante ni jeunesse bi ñu ngi koy xaar tamit bentoo mu ñëw ñi ngi koy xaar tamit te deen ci demee engouement boo xamante ni engouement bu exceptionnel lay doon incha allah rabbi merci. looy tàggoo Ibra xañ na peut-être du ñàkk lenn loo xam ni bëgg nga ko dugal muy ab soññee boo xam ni dina jëm ci population bi ci taxawaay yi ak looy tàggoo. waaw tàggoo bi mooy tàggoo yu mbégte rek lay doon ndax bu fekkee da nga nekk ndaw say kilifa nekk sa ginnaaw nga jël yëkkati kàddu mën naa am kàddu go xaw a dëng mais loolu bu amee dañ ciy jéggulu bu jubee ñu xam ne ci yàlla suñu borom la li ñuy tàggoo mooy surtout mouvement ànd falaat monsieur le maire bi nga xamante yàlla dafa def mu nekk ca bopp ba gën faa nekk xale nag su ne président mouvement ànd falaat monsieur le maire tey ñu ni baay ba doom ja ma ngay falaat baay ba mais loolu demewul noonu danoo nekk ay ndaw ñun ñëpp ñu nekk même génération ñu toog waxtaan ba tënk benn kàddu ni Ibra kat mouvement bi yaa ñu ci doy xañ na la tax loolu ñoom ñoo ko xam mais nag maa ngi jiima nabi jiima def lépp loo xamante ni nii tey yaakaar bi ñu amoon ci man ba teg ma ci bopp mouvement bi bu ma munta matale lépp it dinaa def lu kémt lay sama kartan di sensibiliser waat jeunesse bi ñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi surtout côté bii nga xamante ni fi leen féete muy zone nord ñu ngi sensibiliser ñëpp ñu xam ni politique bokk ndey la bokk bàyyi ay principe nag mën nañ koo uute gis-gis yi mën naa uute mais tamit bu gis-gis yi ñàkkee uute tamit bu ñu demee ba ca cëppaa ndaw ja ñun ñëpp ñooy bokkaat benn bokk ndey bokk bàyyi kon nag ñi ngi santaat bu baax mouvement ànd falaat monsieur le maire muy bureau bi muy membre bi muy groupe WhatsApp bi surtout waa Thiénaba jeunesse su Thiénaba Seck Thiénaba Gare Touba Gueye ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te dina xam ne lii dafa nekk ci loxol monsieur le maire dafiy jugee keneen dafiy ñëw yàlla na yeex nag li nga xamante moom leen mébét ci commune bi yàlla na yàlla def suñu borom matale ko ci loxoom keneen ku mën a ñëwit bu soobee yàlla day continuer rek mu mañ a am benn problème incha allahu rabbi merci beaucoup jërëjëf monsieur Ibra Diagne di président mouvement ànd falaat Macky kon doxantu boobu la Thiénaba TV defoon jëkkee ko ci Bangaaj ci terrain municipal bi nga xamee ni mooy terrain zone 10B bi nga xamee ni incha allah ren ci lañ war a def nawetaan yi ngeen gis liggéey bu mag bi nga xamee ni maire bu Thiénaba jiite na ko monsieur le maire def ko waaye bi ñu fa jógee def nañu doxantu ànd ak Modou Mburox macha allah mu dem rek yóbbuñu ci fi nga xamee ni foofu la ñu tuur béton bi pour defar yoon wi pour jàllale ko waaw wax nañ ni des na feneen ci gannaaw foo xam ni foofa tamit comme nii rek diggante Ngembe ak kër Amadou Ndëri macha allah ak jaayaan mbaaleen voilà donc mu nekk liggéey boo xam ni li ngeen gis rek ab door la waaye ci biir commune bi tamit noonu rek lay continuer di ci jaajëfal Ibrahima Diagne coordonnateur waaye jaajëfal nañu Amadou Dieng président zone 10B jaajëfal tamit ki nga xamee ni mooy Mbaye Thioub di président ASC bi moom dafa joxe woon kàddoom waaye biñ ñëwee fii ci kër Mbaye Gueye gis ngeen ko suñu waajur Baye Moussa Gueye yëkkati na kàddu waaye joxoñ nañ ñu imaam tamit yëkkati kàddu yu am solo yoo xam ni dawal na ko ñu ngi koy jaajëfal ki nga xam ne mooy Jibi Saw moom la ñu àndaloon moom gunge woon nañu ci jataay bi di jaajëfal tamit mbokk yi nga xamee ni ñoom la ñu àndal ñu ngi àndoon ak Khalifa Ndiaye ci caméra bi Moussa Ndiame Gueye moo yoroon micro bi macha allah di jaajëfal téléspectateurs yi joxanti dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm xéewal ak sutura yàlla na yàlla def ko Moussa Wane baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Si elle t'a plu, appuie sur abonner et sur la cloche pour ne plus rater les vidéos qui suivent. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après.